nekk nag lu bees mu nekk lu bees loo xam ne dañ ko war a waxtaane pour askan bi mën koo xam. c'est vrai li ñuy waxtaane am nañu ko ci xam walla am nañu ko am ci njort mais tey jii incha allah dinañ leen ci wax lu bari ba ku ci nekk fi nga toll di nga ci mën a am un aperçu. tey nag dañu ñëw def ci waxtaan bi ak suñu yeneen naataango yoo xam ne ñu ñëw bokk commission bi ñu ànd ceeg Christian Tendeng yoo xam ne moo fi représenté impôt et domaine ak suñu xarat Mohamed Touré moo xam ne moo fi représenté trésor ñu leen di wax perception maanaam kuy fay impôt fa ngay dem fay ji et ma ñëw nag ànd ak El Hadji Omar Sarr di délégué de quartier bokk ci commission bi di commissaire xam naa loolu dinañ ci ñëwaat ak man mii di Bayati Babou deuxième adjoint au maire di président commission de fiscalité locale. wax ni commission de fiscalité locale doon na lu nga xamante ni nii la ko dëggal mi ngi sukkandiku ci loi bi nga xam ni sama naataangoo tudd na ko léegi muy loi 2012-31 du 31 décembre 2012 bu ñu demee ci article 308 ba 312 dinañu gis ne waajal nañu foofu commission de la fiscalité locale bi nga xamante ne nii wax nañ ko foofu ba noppi itam waroon nañu ko nag jëmmal googu ci la kilifa yi jàppoon ni war nañu jël ay commune ay gox-goxaan yoo xamante ni war nañ leen a tàggat ci ñu mën a taxawal li nga xam ni mooy commission fiscalité locale boobu ci la ñu jëloon 4 communes pilotes yàlla dogaloon yooyu yëpp nag nekk ci département de Mbour muy les communes de Mbour commune de Saly commune de Thiadiaye et la commune de Nguéniène donc ñu tànn fa parmi les délégués de quartier ñi nga xam ni ñoom ñoo war a bokk ci commission de fiscalité locale boobu ñooñee ñu tuddee leen ay commissaires ñu tàggat leen ci lépp loo xamante ni rek moo aji ci fiscalité locale ci jumtukaay yi nga xam ni moom la ñuy jëfandikoo ngir tëral lémpo bi waaye tamit ci ay pexe ak i moyens yoo xamante ni moom la ñuy jëfandikoo ba mën a jot ci lémpo bi kon loolee lépp defoon nañu ko ba noppi moo tax bi nga xamante ne nii commission fiscalité locale bu Mbour taxaw na ñoom dañu defoon seen plan d'action ak plan de communication boo xamante ne nii dañoo bëggoon leeral lan mooy commission fiscalité locale boobu kon daanaka ci liggéey boobu la ñu nekk kon ci phase communication la ñu nekk moo tax acteurs yëpp yi nga xamante ni ñoo séq liggéey boobu tey jii toog ngir mën a waxtaane loolu wàllu trésor nag ci liggéey bi ñun dañuy sant d'abord ñi nga xam ne ñoo taxawal loolu ndax mel na ni liggéey boobu yëpp jeexital gi ci ñun lay feeñee ndax bu nu waxtaanee mbirum fiscalité naka lañ koy saytoo naka la ñuy ay yan pexe la ñuy tëral ak i jumtukaay ba jot ci xaalis bi loolee dafa mel ni liggéeyu trésor la kon dafa mel ni trésor la ñuy jàppale ci liggéey boobu foofee rek laay dellu si waat xam naa moom laa waroon jëkkee di wax ni maa ngi ñëw ci turu monsieur Makhtar Diouf mi nga xam ni moo jiite perception de Mbour nga xamante ne nii moom la ñu gën a xamee ci trésor Mbour kon maa ngi jotale nuyoom waaye di jotale si nuyu adjoint muy Thierno Kane et l'ensemble du personnel n'est-ce pas de la perception de Mbour kon loolee rek laay ubbee en attendant ñu dugg ci waxtaan bi jërë ngeen jëf. voilà monsieur le maire ba léegi rek ñu joxaat la kàddu gi. waaw donc di gërëm rek monsieur Touré ak disponibilité am toujours ci présentation yi dañ ci dugal le commissaire El Hadji Omar Sarr di délégué de quartier zone Sonatel tey nag mu ñëw teewal fii naataangoom délégué de quartier yi xam naa dañ ko jox rek mu présenté wu wax ci tuuti balaa ñoo xuus maintenant dugg ci wàllu commission bi. asalaamaaleykum mbooloo mi président la commission de la fiscalité locale monsieur Bayati Babou ñu lay nuyu
monsieur Tendin bu jógee impôt et domaine ñu ngi nuyu également monsieur Touré mu jógee trésor man comme ni ko président Babou waxee man maay Hadj Oumar Sarr délégué de quartier de la zone Sonatel extension maa ngi ñëw représenté sama naatango délégué de quartier yi ak ci ndigalu suñu kilifa président Malick Diouf président délégué de quartier ak suñu secrétaire général monsieur Malang Camara ci biir loolu ci waxtaanu ñoom Tendin président ak Touré jot nañu xamal mbooloo mi que ne délégué de quartier yi te ñu tuddee leen fii ci commission bi ay commissaire dañoo bokk ci commission fiscalité locale bi de la commune de Mbour loi bu ko tëral monsieur Tendin wax na ko sànq et que su ngeen gisee loolu tamit parce que kilifa yi nguur gi dafa def benn constat mu xam ne délégué de quartier yi ñoom ñooy bunt yi parce que liggéey bu ñuy fas yéene def ci quartier yi lay dem te quartier yi dafa am koo xam ne kii moo nekk ci bunt bi mooy délégué bi donc mooy porte d'entrée bi commission bi nag bu ñëwee nar a def recensement ci biir quartier yi ak yenn liggéey yi nécessairement dañuy jaar ci par le délégué de quartier mu accompagner leen dinañu ñëwaat en profondeur ci kanam ci exactement ñun en tant que commissaire en tant que délégué suñu rôle ci commission bi ci gàttal loolu rek la amoon lu may wax en guise d'introduction en attendant ñu gën ko développer jërëjëf président Babou. Merci Diop merci Sarr ci présentation bi donc defe naa ne ñi ci jot a intervenir yëpp wax nañu lan mooy commission de fiscalité ak lu ko indi wax nañu loi bi wax nañu article yi loolu nag boo ko gisee état bi dafa bëgg a jàppale commune yi ma profito ci occasion bi di remercier monsieur le maire Fallou Sylla mi nga xam ne vraiment daf cee xar tànku tubéyam pour que commission yi mën a dox parce que defe naa ni Touré waxoon na ko léegi bari na commission yi ñu créé mais bu dee pour mu dox defe naa ne bariwul lu ciy dox waaw créé yomb na mais nag xam nga 2012 ba léegi waroon nañ def ay résultats ñu ngi sant nag suñu borom ba commune Mbour def na ci moyens yu bari dinañ ci ñëwaat léegi pour nu ñuy mën a def ba commission bi dox. léegi commission bi ñii wax nañu léegi loi bi ñuy defalee le projet là dans le cadre du PAGIS ñu war a démarrer ba ñu former ñu parce que il faut que ñu former la pour nga xam yow li ñuy wax lan la di rappeler rek Mbour 8 commissaires la maanaam 16 lañu 16 commissaires 8 titulaires ak 8 suppléants loolu aussi du maire mooy dugg rek ci bureau bindu ñu ko neex walla man ma dugg def lu ko neex du noonu li loi bi wax mooy ñun dañuy proposer li nombre de commissaires yu ñu am ñun 16 lañu war a am donc dañoo proposer 16 commissaires maanaam 16 délégués de quartier jébbal ko waa impôt et domaine ñoom ñooy xool ci firnde yu ñu soxla ak documents yi ñu tànn ci 16 yooyu nag moo nekk ñun yu ñu yor donc 8 titulaires ak 8 suppléants bu ñu jógee ci loolu jël tànn ay commissaires yomb na mais nag commissaire balaa nga nekk commissaire il faut nga xam lu tax nga nekk commissaire monsieur le maire joxe ndogal ne comme loolu la nañu former l'ensemble des commissaires maanaam commission bi yëpp parce que bu ñu former jël commissaire ba pare daf ma jël man teg ma ci ma nekk président de la commission maanaam commission bi ay délégués ñoo ci war a nekk mais dafa war a am benn élu maanaam ku ñu fal mu jël ma dénk ma loolu teg ma ci kaw commission bi donc il fallait que nag léegi ñu former ñu ci boobu
ñu def première formation ci ak waa PAGIS bu ñu dellusee ñu ne ah commissaires yi day 16 lañu te Mbour am na 42 délégués pour que opération yi mën a dox pour que population yi mën a xam bu ñu yemee ci 16 yi rek du sotti ñu ne doon nañu former l'ensemble des 42 délégués ci la joxe ay moyens ñu jël 42 délégués yëpp dajale leen y compris les commissaires pendant 48 heures ay experts jógee Dakar waa impôt Mbour ñëw waa perception ñëw ñu tàggat leen wax leen lan mooy impôt bi ak lan mooy seen warugar ak naka la ñu war a doxale parce que bu njëkk bu ñu doon dem ci opération de recensement bu ñu ñëwee kër délégué bi sax délégué bi day rasu parce que bu dee ci population yi dañu ne def leen di boole léegi pour changer loolu nag ñu wax leen ne former leen wax leen lan mooy seen warugar parce que loolu boo gisee ñu former leen ba jóge ci loolu waroon ba egsi fii ñu nekk ni tey di phase communication bu ñu jóge woon ci lii normalement dañu war a dem ba ci biir quartier bu nekk def fa ay forum waxtaan ak waa quartier ba parce que ku ci nekk xam lan moo la war parce que nit ñu bari ragal nañu impôt mais xamuñu lan mooy impôt def nañu diis na te fekk na peut-être sax diisul am na ñoo xam ne sax ñu ngi daw impôt te sax waruñoo fay impôt donc loolu yëpp tey jii yàlla dimbali nañu ba ñu former l'ensemble des délégués ku ci jaaxle boo demee ci délégué bi bu xawee kii sax bu dee am maîtriser wu ko sax dina am fu mu jaar bunt bu mu jaar pour ne la demal ci diw wala demal ci bureau diw wala demal ci bureau diw pour que ñu mën laa gindi ci wàllu impôt donc Pipa loolu ci présentation tey nag ñu ngi nekk ci phase communication communication mooy ñu ñëw wax ak askan bi parce que bu njëkk ñun lañu formé woon former commissaires yi former délégué de quartier yi léegi nag population bi ci la ñu war a former mënuñoo dem former ñëpp à la fois mais au moins dinañ def ba ay émission nii comme ñu koy defee nii rajo ak télévision tas ko fépp bu ñu fi jógee demaat ci quartier yi wax ko ñëpp ba ku ci war a yëg rek yëg ku war a am question booy poser aussi am na fooy jaar ba poser sa question boo xam ne doo am dara parce que impôt day li war waaw xam naa ne ci kanam dinañ leen wax parce que nit ñi dañuy jaxase impôt taxe ak lépp la ñuy jaxase mais nit ku nekk ci réew wala nekk ci dëkk da nga ci war a participer lu tax ñuy wax décentralisation ñu créer ay collectivités territoriales pour que ñooñu mën a gën a jege population gën leen mën a jàppale loolu nag xaalis bi duñ ko jëlee fenn lu dul ci askan bi ku ci nekk am na wàll woo war a doxal wàll woo ci mën a participer pour que dëkk bi mën a dox donc loolu Diop Pipa laa amoon pour le moment doon présenter rek lu ñu fi jot a def balaa ñëw dëgg carrément ci présenter commission de fiscalité lan mooy liggéeyam lan mooy ay objectif am ak lu ñuy xaar ci moom. D'accord, merci beaucoup monsieur Babou donc damay ñëw rek dans une première question pour ginnaaw leeral yooyu nga xamante ni def ngeen ko ngir maanaam ñu mën a éclaircir ay points yu bari par rapport ak li nga xamante ni moom mooy seen taxawaayu commission bi parce que c'était important que ñiy déglu xam ne mbir mi commission la boo xamante ni ak li ko tax a jóg mais tey su ñu demee ci fiscalité locale foofu laa njëkk a tàmbalee fiscalité locale lan mooy fiscalité locale ak kan moo war a fay fiscalité locale ak ku ko warul fay ndax ñëpp ko war a fay. voilà donc ñu ngi lay gërëm xaw ma ndax damay jël xaw ma ndax dama lay jox teen rek waaw acca bismillah. waaw jërëjëf monsieur le maire jërëjëf Diop ci laaj bu am solo woowu fiscalité locale soo ko déggee mooy impôt bi nga xamante ni suñ ko fayee bénéfice bi maanaam recette buñ ciy encaissé day des ci gox bi mairie bi moo ko moom fas yéene ci jël pour liggéeyal askan bi ci tënk daal loolay fiscalité locale donc par définition soo définiree fiscalité locale noonu donc di nga war a mën a xam ni am na fiscalité d'état maanaam impôt bi nga xam ne soo ko fayee boobu état mooy moom recette bi donc fii lu ñu tax a jóg tey mooy ñu expliquer lan mooy fiscalité locale fiscalité locale mooy donc benn xeetu
l'impôt benn xeetu fiscalité bi nga xamante ni dañ ko tëral pour que képp ku ko fay ñu jël xaalis bi dugal ko ci keesu commune bi keesu mairie bi comme ça mairie bi am ay jumtukaay am ay ressources yu koy permettre mu mën a liggéeyal askan wi loolu ci tënk moom mooy fiscalité locale. léegi ci beneen laaj bi mooy kan moo war a fay impôt local. waaw impôt local soo ko waree ñi ko war a fay balaa nga xam ñi ko war a fay déjà war nañ la mën a expliquer lan mooy impôt local. donc impôt local bëri na ay façon waaye yaakaar naa ci tënk rek yuy gën a concerne population bi ñaar la ba jàpp ñett benn bi moom la ñuy wooye la contribution foncière des propriétés bâties ba ci ne après dinaa ñëw expliquer beneen bi la ñuy wooye la contribution foncière des propriétés non bâties beneen bi la ñuy wooye la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ñi xamee ko ci turu TOM am na yeneen nag mun nañ ko expliquer mooy impôt sur le revenu foncier bi nga xamante ni beneen corollaire am maanaam beneen buñ ko mën a méngale mooy la CGF contribution globale foncière mais yooyu mën nañ ci ñëw ci kanam waaye ñett yi ma wax nii muy la contribution foncière des propriétés bâties boobu ki ngay fay mooy ki nga xamante ni da nga am kër tabax ko dëkk ci da nga am kër nga tabax ko dëkk ci léegi nag bon parce que pour ne pas aussi mélanger chronologie chronogramme bi ñu teg dama xamul ndax monsieur le maire mën naa xuus partie boobu parce que amoon na ay émission yu ñuy prévoir pour loolu waaw mais s'il le faut aussi mën naa ci dugg mën naa ci junj waaw pour bañ a dugg ci détails yi daal comme am na yeneen émission yu ñu prévoir pour loolu la contribution foncière des propriétés bâties maanaam ku tabax kër dëkk fa soo tabaxee kër nag dëkk fa di fa utiliser am na ñaari façon soit yow da nga fa dëkk à titre de résidence principale maanaam da nga fa dëkk ak sa njaboot ngeen nekk fa waaye laa da nga fa dëkk à titre de résidence secondaire maanaam tey nga am sa kër de temps en temps nga fay ñëw mais am nga beneen kër boo dëkk à titre de résidence principale maanaam fa ngay gën a ne donc yooyu noonu yëpp ñaar ñooñu que ça soit résidence principale comme résidence secondaire da ngay fay la contribution foncière sur les propriétés bâties bu ci ne nag solo nga nekk résidence principale comme solo nga nekk résidence secondaire dafa am nu ñu koy calculer léegi am na bu ñuy ne la contribution foncière des propriétés non bâties boobu mooy pour ñi nga xamante ni dañoo am terrain bu ñu deful dara loi bi nag newul terrain bi tant de mètres carrés la war a ne na doon hectare wala na doon 300 mètres carrés terrain la loi bi wax donc soo amee terrain yoon dafa ne da nga ci war a fay impôt bu ñuy woowee la contribution foncière des propriétés non bâties loolu sax suñu xuusee tuuti mën nañu expliquer li tax loi bi teg loolu ñaari raison la ñuy mën a expliquer principalement benn bi mooy état dafay bëgg a xeex ci li ñuy wax la spéculation foncière maanaam ku mel ni man rek jóge fee ñëw jënd ay terrain yu bari ba dara doonul dara ci jamono bi toog xaar ba gox gi jël benn dayoo terrain bi am valeur nga jaay ko spéculer bu boobaa déjà da ngay am terrain bu suuf su bari ba pare da nga koy jaay te defoo ci dara te comme ni ñu ko tàmmee di dëgg rek nit ñi dañuy naan suuf kenn du ko jox mu lekk kenn du ko jox mu naan waaye war nañ xam ni aussi suuf day fay impôt donc looloo tax bokk na ci benn raison buy tax état teg loolu pour xeex contre la spéculation foncière comme ça ku jënd suuf ak nu munti toll di nga góorgóorlu jéem ci def dara beneen bi mooy pour aussi xeex insécurité ci dëkk bi ak tamit saleté bi ci dëkk bi damay joxe exemple bu simple tey jii mun nga dem ci benn koñ xam naa ñuy déglu ñu ci bëri mën nañ nekk ci cas yooyu di nga gis ñuy tabax koñ bi nit ñi tabax nañu ba mu des ay benn terrain wala ñaar waaye li ci ëpp benn terrain boobu wala ñaar boobu day doon dépotoir d'ordures fa la waa koñ bi ñu ci bëri di ñëw di tuur ay mbalit ak yooyu en attendant borom charrette ñëw jël ko ak yooyu. donc kooku borom terrain boobu su xamoon ni su tabaxul mu ñuy dina ci daan fay ay impôt mu ciy fay ay impôt amaana dina gën a góorgóorlu tabax. moom mu occuper terrain bi. bu boobaa nag gox yi dina gën a set genre yooyu. léegi ci tënk rek ñaar yooyu moom mooy contribution foncière des propriétés bâties ak contribution foncière des propriétés non bâties. noonu laa ko mënee expliquer ci tënk rek beneen bi ci des mooy la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ñu gën ko xamee TOM boobu ki ngay fay mooy ki nga xamante ni da nga dëkk da nga am kër ba pare dëkk fa nekk fa xam nga soo dëkkee ci kër naturellement da ngay soxla
di produire ay ordures ménagères maanaam lépp luy salte li nga xamante ni mbalit daal ci biir kër gi. donc dafa am taxe bi nga war a fay buy dem ci mairie bi taxe boobu mooy permettre waa mairie ñu mobiliser ay moyens maanaam mu doon oto en tout cas bépp moyen bu mën a permettre ñoom ñu tonni salte boobu noonu ñu mën ko xool fu ñu ko sotti wala nu ñu koy traité de sorte que population bi nekk ci set population bi féex. donc ñetti impôts yooyu principalement su ñuy wax fiscalité locale su ñuy wax impôts locaux yi nga xam ne ñooy concerné population yi directement ñetti yooyu ñoo tax ñuy wax. monsieur Diop waaw. par rapport ak sa question. waaw su fekkee amul lu ci war a ajouter effectivement allez-y. naa dama ci dolli tuuti rek. monsieur Tendeng wax nga xam ni leeral na lan mooy fiscalité locale ak principalement impôts yi nga xamante ne nii moom la ëmb xam naa dinañ ci yaatal tuuti rek gannaaw fiscalité locale moom ñaari xeetu impôt bu ñu koy wax nag ci baatu wolof mooy lépp loo xamante ni rek teg nañ la ko ca la ngay liggéey wala la nga am te war am loo xamante ni war na cee génn dem ci nguur gi kon ñu xam ni fiscalité locale dafa am impôt et taxe impôt nag bu ñu ko waxee mooy la nga xamante ni nii dees la koy laaj te buñ la ko laajee ba noppi waroo wax ni fay naa l'impôt bi waaye waral nañ ma ci def lii maanaam du contrepartie direct masalan tey jii nga fay sa l'impôt kër bu ñuy wax foncier bâti ba noppi ne sama buntu kër war nañ ma fa sampal ab poto lampe déedéet définition impôt wala boog prime impôt dafa wax ne l'impôt de mooy li nga xamante ni des koy laaj ñañ ko war a laaj waaye ki koy laaj muy nguur bu ko laajee ba pare da koy dajale nag waaye jëmale ko ci fi nga xamante ne nii mooy priorité wala lu ñëpp bokk askan bépp bokk te mënuñu koo ñàkk. kon du dellu ci nit ki rek ni fay naa sama l'impôt war nañ ma defal lii. bokkut ak taxe nag nga xamante ne nii tey jii boo ko fayee mën nga wax ni def naa lii lu tax defaluñ ma lii. foofu rek laay xuusee wax ci gannaaw l'impôt yi tudd na leen mooy foncier bâti bi nga xam ni dafa aju ci kër gi. wala foncier non bâti nga am suuf te tabaxoo ko wala taxe bi nga xam ne moo bootu ci impôt kër gi ñu koy wax la taxe sur les ordures ménagères am na xeetu taxe yi nga xam ne moom la askan wi gën a miin ku ne xam na ni dina dégg ñu naan ñi ngi fayeeku juuti wala ñi ngi fayeeku ay taxe clando wala ñi ngi fayeeku commerçant yi naan ñi ngi leen di fayeeku patente loolu ku ne daana ko dégg xeetu impôt boobu yi tamit day bokk ci ni ko Tendeng waxee recette yoo xamante ni day delluwaat ci gox bi nga xamante ni foofee nga bokk foofu lañ ko fayee ko ci boobay laay tudd bi nga xamante ne nii tey mooy contribution économique locale mu am ñaari pàcc nag ndax ñaari composante la am na contribution économique locale valeur ajoutée contribution économique locale valeur locative pàcc boobu lépp luñ fa fayeeku day delluwaat ci commune bi muy principale ressource des collectivités territoriales ndax moo wuutu patente ba ndax gis nañ ni moom day nuñ ko tëralee moo gën a yanu maanaa gën a juste tamit wax dëgg yàlla te itam maanaam assiette dayoo moo gën a yaatu kon boobu itam ñu xam ni l'impôt la boo xamante ne nii day delluwaat ci gox-goxaan yi ci tënk daal nañu xam ni ni mu ko waxee mbir mi l'impôt la ak taxe waaye loolee lépp lu muy baax commission locale bii nga xamante ni moom la ñu tëral dafa bokk ci warteefam mu peeg loolee lépp ñuy wax ni ba mën ko leeral ñi nga xamante ni ñoom la ñuy laaj impôt bi ñi ñuy laaj impôt yi nag citoyen lañ lu tax ñuy laaj impôt wax naa ko léegi da ngay am lu tax ñu war a laaj impôt moo xam kër la wala ngay def lu tax impôt war la maanaam activité kon mën nañu wax ni impôt bi génnul kenn am na sax impôt indirect yoo xamante ni nii nit ki da koy fay te du ko xam yooyee day dellu ci état bi moom ngay dégg ñaan ay TVA nga xamante ni ku xëy ku ne rek jënd dara wala nga def dara di nga ko fay waaye bu ñu delluwaatee ci impôts locaux yi delluwaat ci taxawaayu commission fiscalité locale bi dañuy wax ne ñoom day nañu xam ni nguur a leen fi teg du ñu délégué yoo xamante ni dëgg la ñun de ci wàllu trésor doon nañu ñoo xamante ni doon nañu jàppale ci suñu liggéey laata commission bi du taxaw ndax dañu servir de relais toujours ci service technique yi notamment le trésor et les impôts waaye bi nga xamante ni nag
yoon taxawal na ko samp na ko ñoom dañoo gën a am ndëgërlaay ba tax na ñuy wax population yépp ni ñoom day seen taxawaay ci quartier bi loolee yoon moo ko tëral ba tax na nañ leen jàppale ñoom ci li ñuy def ndax jàppale leen mooy jàppale trésor ñun dañu di ay service buur yoo xamante ni dañu fee teg ngir dajale l'impôt yi nga xamante ni moo war a dellu ci gox ba bu ñu amee nag ñu bokk ci gox ba ñu tuddee leen ay délégué dëkk ak citoyen yi leeral leen li nga xamante ni mooy l'impôt wax leen li ci aju yépp ngir ñu fay ko ñooñee bu ñu ko defee ñoom lañ ko defal ndax lépp lañ fay am day delluwaat ci ñoom kon daal commission la boo xamante ni encore une fois ñu ngi ñaan en tout cas que population yi approprié ko xam ni seen mbiru bopp la te it l'impôt jafewul du ma xuus nag ndax ni ko gars yi waxee am na yeneen émission yoo xam ni day wax dëgg lan mooy wàllu impôt bi ak itam naka lañ koy fayee ko. kon foofu laa yem monsieur. voilà monsieur le maire oui. waaw léegi dama ci kii rek xam naa ne sama gars yi xaw nañu xaabaabal tuuti. waaw parce que. mais monsieur le maire dinaa ci yokk rek benn question. ci sa intervention. waaw muy dañu gis ne ci kon fay impôt bokk na ci maanaam. ñi nga xamante ni donc dëkk nañ ci biir koñ yi dëkk ci biir kër yi. impôt ba ñuy fay impôt boobu bokk na ci li nga xamante ni mooy tax ñu yóbbu seen i mbalit. effectivement donc mais dañoo jàpp ne affaire bi day xaw a am tuuti jafe-jafe ndaxte bëri na ay quartiers yoo xam ne ñu bëri lañu naan damay jël sama saret def ci mbalit. damay jël sama lii donc lu tax may fay impôt. donc loolu est-ce que mën nga jox ay leeral. waaw léegi peut-être bu dinaa ci sànni tuuti rek parce que bëgguma ñu xuus ci. waaw ci bu l'impôt yi. parce que tey jii dama bëggoon rek ñu def présentation commission bi. ok li ko tax a jóg. d'accord mais loolu comme laaj nga ma ko dinaa ci sànni tuuti rek. voilà loolu moom moo koy am gis nga boo seetee. ñiy fay impôt du léew ñu néew la fii nit ñi mën nañu wut kër mais kenn du dem sax déclarer waaw ku ci nekk nag quartier surtout quartier périphérique yeeg yu demee noonu. amaguñu courant amaguñu ndox amaguñu mais ñoom dañu bëgg am courant léegi am ndox léegi te li war ci impôt bi defaguñ ko problème am na ci ramassage des ordures parce que doole bi mairie bi war a am maanaam moyens yu mu war a am. pour jënd ay oto. fay ay nit pour ñu ñëw amagu ko parce que xaalis bi foofu ci ñoom lay jóge. maanaam nit ñi fayuñu. fayuñu. non seulement binduwuñu mais ñi ñuy bindu sax duñu fay. d'accord donc dama dégg léegi sa njëlbeen wax nga ne dañoo war a déclarer wu maanaam. déclarer maanaam boo amee kër. da nga war a ñëw dem impôt wane ne man de am naa kër fii laa dëkk moom la ñuy wax léegi moom la ñu doon expliquer propriété bâtie ak non bâtie. am na yoo xam ne da nga am sa terrain. da nga xam ne dañuy jënd créer terrain rek clôturer ko. ba pare daal di ñëw toog jàpp seen ñooñu dañu war a fay impôt da nga war a dem déclarer ji. ca impôt ba nga ne man de kër gi maa ko moom. fii laa dëkk. kii terrain bu ma defagul dara la fii dama ko loué et cetera moo tax bëgguma dugg ci. d'accord ci biir ku ci nekk rek am na lu la war. waaw moo tax bëgguma xuus pour affaire impôt parce que am na yeneen émission yuy ñëw. waaw d'accord am nañ ci juróom. yoo xam ne dinañ ko defaat. boo xam ne dinañu tas impôt bi. li nga wax loolu ci taxe sur les ordures dinañ ci ñëwaat. d'accord bu ñu bëggee dëkk bi dox mbalit bi ñu mën koo jël à temps il faut ñu participer maire bi àttanu ko moom rek. te participation mooy nga at bu nekk nga fay nangam te loolu ñu ngi koy calculer ci day waayu kër gi mën naa am sax du bari am na ñoo xam ne ñaari junni lay yox am na ñoo xam ne ci at bi at ba at nga fay junni. d'accord te loolu lu nekk ngi dugg ci biir donc loolu yëpp dinañ ci xuusaat gën cee waxtaan ci émission yi di ñëw tey moom dañuy dox rek pour présenter commission bi lan moo ko yëkkati. parce que loolu yëpp question yi ngay posé nii population yi ñu ngi koy posé mais commission bi nag loolu mooy seen rôle ku ci jaaxle nga ñëw ñu mën laa wax lii la lu tax nga war a fay lii lu tax nga war a fay lii commencé nañ ko sax ñun ci commission bi ñun commission bi ñu ko créé ba pare délégué di quartier yi ñu jëloon ak délégué yëpp dañ leen ne amul benn délégué bu fiy toog te doo fay impôt ku ci nekk na nga indi sa këyitu kër ku dul woon fay impôt indi sa këyitu kër ñu déclaré parce que balaa nga ne naam ne fa balaa nga ne nit ki sangul yow da ngay fekk nga set loolu ci la ñu commencé amul benn délégué de quartier wala ku bokk ci commission bi koo xam ne indiwoo sa këyit ñu de bu la woon daaw woon fay. d'accord mais ñoom délégué yi lan mooy doon seen rôle ci fiscalité boobu. voilà très bien boo xanaa ma comme am nañu délégué fii. ma bàyyi ko mu xuus ci ba pare am tontu ci.
balaa maa ñëwaat ci le reste. d'accord. voilà jërëjëf Pipa. ci question bu nga posé bi. ginnaaw donc monsieur Touré bu ñu expliqué bu ñu procédé tuuti ci affaire fiscalité locale. man ma pousse foofu lu bëri parce que ñoom ñoo technicien yi. waaw. mais damay ñëwaat rek ci ñun en tant que commissaire en tant que délégué. suñu rôle si mbir mi. ñun suñu rôle mooy de yombalal commission fiscalité locale bi seen liggéey suñu rôle mooy appuyer commission fiscalité locale bi. suñu rôle mooy faciliter commission bi liggéeyam si suñu gox yi ak ci biir gox goxaat yi ci suñu quartier yi. parce que comme ni ko président Babou waxee commission bi am na waa impôt am na waa trésor am na ñun délégué yi te président Babou nekk ci bopp bi léegi liggéey bi ñu ngi koy defee ci quartier yi maanaam waa cadastre ñoom di def par exemple ñoo def benn section cadastrale ne quartier zone centre extension carte baa ngi nii limite yaa ngi nii léegi commission bi day ñëw commission bi ndaw waa trésor de ci la bokk ndaw waa kii comment dirais-je impôt et domaine. ñu ñëw fekk si ñun délégué de quartier yi nekk ay commissaire parce que si biir nañ formation bi comme ni ko président Babou waxee donc rôle recensement bi maanaam dugg ci quartier bi di recenser kër yi yëpp kooku dafa am ay ndaw yoo xam ni ñoom moo loolu mooy seen liggéey ñun en tant que délégué de quartier dañ leen di accompagner pour liggéey bi gën a yomb parce que waa quartier bi xam nañ leen xam nañ ni kon suñu gisee seen délégué de quartier ñëw fépp forme am résistance mun na am foofu nooy parce que nga ñëw si nit xamoo ko xamu la gisoo sa délégué mu ñëw mun a sa carte d'identité kër gi kan moo ko mooma mun na résister ne du la jox dara mais délégué de quartier bi bu ci bokkee mun na ko convaincre d'autant que ñun comme ni ko président waxee ciblé nañ formation bi ba nga xam nañ ne lii lu war a mën a nekk la te difficile mais encore une fois damay insister que ne ñun en tant que délégué suñu rôle du dem di recenser mais dañ accompagner ndaw yoo xam ni nguur gi moo leen yebal pour que recensement bi mun a yomb mu bañ a am vraiment ay jafe-jafe ci quartier yi donc loolu laa bëggoon a leeral Pipa encore une fois ñun suñu rôle ñett la mooy assistance facilitation ak appui. maanaam loolu mooy rôle délégué de quartier yi. ci commission fiscalité locale yi. sensibilisation daal. voilà sensibilisation. d'accord jërëjëf monsieur le maire. waaw donc damay gën a ñëwaat rek ci lu mu wax. ne commission bi li ko yëkkati. mooy nit ñi gën a xam. nit ñi nag gën a xam du impôt mooy toog parce que li ñuy yor ñoom defe naa ne doy na leen sëkk ba mënuñoo dem fu ne te comme njëriñ li pour ñun la. waa mairie état bi ne leen léegi nag comme créé naa ay communes. créé ay conseils départementaux. créé leneen. jumtuyaay yi ngeen di liggéey yéen a ko moom yéen a demoon ci population yi di laaj ñu jox leen ndombal tànk ngeen dig leen li ngeen leen dig nag yéen a koy war a liggéey moo tax ñu delloo si ñu ko boole ñu ak impôt ak trésor di fàttali defuñu liggéeyu impôt ak trésor ñoom ñu ngi ak seen liggéey toujours mais ñun dañ ci ñëw pour jàppale leen maanaam doole amatul pour que ñun dañ leen war a jàppale maanaam bu ñu amee ay recrutement ay jeunes yoo xam ne mun nañ ko ñu recruter jox leen bu dee war na leen jàppale ci ay moyens ñu jàppale leen commission bi aussi liy liggéey bi mooy ñu ñëw en tant que assistant ñoom ñooy def lépp ñooñu ne recensement bi période bi lay commencer lii la ñu war a soxla ñu ñëw ñun taxaw ci bu dee agent yi leen war a boole ñu boole ñoom pour nag bu ñëwee au moins ci quartier ba mu am un relais. parce que daa nga ñëw ci quartier di recenser nga ñëw kër gi ñu ne kër gi kan moo ko moom ñu ne Modou Sarr nga bind Modou Sarr
nga dem fële ñu bëgg rôle yi génn ñii defar ko waa impôt jox waa trésor nee na ah quartier Omar Sarr de am na ku ñuy wax Modou Sarr ku fa nekk nga dem nga waaj ne la ah man de xaw ma Modou Sarr kooku day dellu kenn du ko fay donc perte temps la ñun def nañ fi benn recensement boo xam ne quartier yu bari dem nañ ci ñoom mi ngi fi ba léegi xam naa ne dinañ ci liggéeyaat boo loolu dañuy wax ne da ngeen di jël ay carte d'identité kër gu ngeen dem da ngeen di laajte borom kër gi jël numéro kër gi jël carte d'identité au moins foofu di nga xam kan mooy borom bu boobaa bu impôt bi ñëwee bu ñu demee ci délégué de quartier ma ne ah ana kër Mouhamed Touré mun la këram a nga ne le bu dee moo fa dëkk moom xam na bu dee dafa loué moom xam na bu dee aussi da ko fa def noonu de temps en temps mu fay ñëw it xam na moom la Tendeng doon wax léegi résidence principale ak secondaire donc commission bi lii liggéey mooy ñun ci niveau de la mairie comme ñu ñooy njëriñoo yëf yi bu dee am na lu ñu commission bi soxla maanaam commission bu ma nee commission waa trésor ngi ci waa impôt ngi ci pour def liggéey bi pour que mu gën a ñoŋ ah ñun dañ ciy jàpp et dañuy permettre at bu nekk walla ñaari at yu nekk ça dépend ci waa impôt danañ mën a toog waxtaan seet yëf yi fu mu toll parce que ñun it waa commune war nañoo xam balaa nga def sa budget xam nga doo toog rek di calculer woy war naa am li ñu war naa non war ngaa xam yow li war a dugg sa gafaka ñaata la li nga yaakaar impôt moo leen ne ah ñun daal li ñu yaakaar impôt foncier war nga ci am temps impôt non bâti war nga ci am temps tom bi di ci war a tam ak yeneen impôt yi waa trésor aussi ne leen ci patente yi lii war naa dugg lii war naa dugg lii war naa dugg ba ñu xam ne ñun ñi au moins xam nañu à peu près bu at bi jeexee temps la ñu am bu boobaa nag ci ngay mën a projeté di def ay tali wala ngay def ay làmp wala ngay jël oto mbalit wala et cetera et cetera et cetera donc commission bi liggéeyam mooy naka la ñu mën a def ba ñoŋal activité commune bi ci wàllu fiscalité locale te loolu nag ñun ñëpp ci war a jàpp ñun du ñu ay technicien ci commission bi waa mairie mooy wax ni ñun mooy waa mairie duñu ay technicien yéen la maanaam mooy impôt ak trésor. monsieur le maire am na ku nekk ci ligne bi ne bëgg na participer ci émission bi xanaa ñu jël ko allo salaamaaleykum. waaw sëñ bi da nga def. maa ngi fi. waaw ñu ngi lay nuyu yow la kan. man la moom Faye. waaw donc loo bëggoon a laaj. maa ngi dëkk Mbour Séeréer Kaw. Mbour Séeréer Kaw waaw. représentant délégué de quartier bu Mbour Séeréer Kaw. représentant délégué de quartier bu Mbour Séeréer Kaw waaw. waaw Ifa ñu ngi leen di nuyu. ñu ngi lay fay. di wax ne rek ñu ngi déglu émission bi. di nuyu monsieur le maire Babou. waaw mi ngi lay dégg. di nuyu suñu représentant boobu délégué Sarr. délégué Sarr waaw. ak waa impôt domaine ak waa CADES ñi fa teew ñëpp. d'accord. di leen wax ne rek émission bi ñu ngi koy teewlu bu baax. ci am solo bi mu am solo. ak tamit information bi ci population bi war a mën a am ba nga xamante ne nii. bu liggéey bi jotee rek daanaka day yomb pour liggéey boobu war a mën a retax daal. information bi ci population bi war a am waaw. waaw information bi population bi war a am. waaw. délégué des quartiers yi comme ni nga ko waxee rek formation boobu defaloon nañ ñu ko foofu mairie. formation bi d'accord. man ñu teewoon naa bokkoon ci ñi nga xam ne ñoom lañ defaloon formation bi. d'accord. comme ni ko suñu naataango boobu waxee rek Sarr. ñu ngi koy gërëm bu baax da ko Arona mu ngi lay nuyu Arona Faye. Arona Faye waaw. di doomu délégué des quartiers moom bu séeréer. d'accord. waaw di leen wax ne rek kontaan nañ bu baax. jërëjëf. vraiment information yi am na solo te wax dëgg yàlla ni muy déroulé dina tax ñëpp xam. waaw ñu leen di gërëm daal di leen sant. jërëjëf monsieur Faye. waaw kii donc délégué moom délégué doomu nee na mooy doomu délégué de quartier bu Mbour Séeréer Arona Faye moom nee na mi ngi rafetlu daal waxtaan wi donc te ñoom xam nañ daal rôle bi nga xam ne war nañ ko mën a jouer mais monsieur le maire dafa am benn point bu am solo muy marché yi. parce que marché yi souvent damay dégg ay réticence maanaam xaw ma waa impôt et domaine la xaw ma waa trésor xaw ma ñan ñoo fay dem donc soit di leen demander par cantine bon demande naa sax ba ñaan ma xaw ma 12 000 francs par cantine ak yu mel noonu mais ñoom dañ naan lan moo tax ñuy fay
bon et je crois que fi mu toll nii président marché yi ñu ngi dégg parce que tout à l'heure avant ngeen di commencer émission bi am na ci kenn ci ñoom koo xamante ni nee na moom maa ngi déglu émission bi avec intérêt donc ñu bëggoon xam loolu ñuy fay ngeen mën leen ko leeral ban njëriñ lay am ci ñoom commerçant yi. waaw loolu de def naa ne bon sëñ Touré laa koy. def naa ne lu ci ëpp ñoom ñoo koy dafa parce que ñooy bras armé yi. voilà ñoom ñooy dem di fayeku ñooy mën a expliquer. lan la ak lan la xam naa ne bon comme gars yi seen yaram dafa tàng ñu xuus rek waaw. dinañ ci tontu. waaw donte nag am na émission boo xam ni moom la ñu jagleel loolu. waaw ci wàllu xeetu impôt yi. lu ko waral ak seen i njëriñ. waaye nañu xam ni rek mooy li ma doon wax sànq bu ñuy wax ci fiscalité locale dinañu wax impôt dinañu wax taxe. d'accord dugg sax ci ay redevance du dëgg marché itam am na xeetu impôt yu ñu fay fayeeku yu bëri. nit ñi sax yéen ci gën a miin peut-être mooy juuti. loolee ku ne xam na ko nga xam ni place ba ngay toog. foofu nga fay liggéey lañ lay fekk bis bu ne. ñu daggal la kayitu juuti. du dëgg mooy tax nga mën a nekk foofu kii ko nit ki noonu itam cantine yi. du dëgg nga xamante ni nii place yoo xamante ni nii mairie bee koy joxe. nga xamante ni dafa nekk location. ñoom ñu xam lu ñuy fay. ñoom dana ma jaaxal bu ñu nee lu tax ñuy fay. xanaa ñeneen kay. ndax yow bi nga koy jël xam nañ wax nañ la li nga xamante ni nii moo ci aju. ba wax la montant yi nga xamante ni moom nga fara fay mi ngi mel ni taxi clando bi rek bi nga xamante ni wax nañ ko ni weer wu ne war na fay 5000 francs muy taxi clando. d'accord donc nag du ñàkk nag ci suñu biir liggéey moom ay incompréhension ak ay jafe-jafe waaye saa yu amee rek dinañ ñëw leeral leen ko. da di liggéey boo xam ne nag trésor ak waa mairie ñoo ko séq. ndax agent mairie yi seen bopp ñooy dem di fayeeku xeetu taxe yooyu wala impôt yooyu. waaye nag ci ndigalu ki nga xamante ne nii mooy kilifa trésor bi. ndax ñu delluwaat rek wax ni rôle trésor ci liggéey bi yépp moom mooy saytu xaalis bi nga xamante ni moo jëm ci commune yi. donc lépp lu ñu fay def rek ci wàllu xaalis. xamal ni ci kilifteefu trésor la nekk. kon ndaw mairie yooyu di fa ñëw itam xamal ni ñu ngi ñëw dëgg la ci ci turu ki leen jiite waaye la ñuy def ci wàllu liggéey ki nga xamante ni moo koy saytu mooy kilifa trésor bi. donc ci biir marché yi xeetu lempo yi bari na ak yeneen xeeti tamit yoo xamante ni def na ko fayee ko même budul ci marché yi. donc loolu laa mënoon wax. d'accord waaw loolu c'est clair parce que ñoom dañuy wax daal benn taxe annuelle boo xam ne dañ koy fay donc loolu moo taxoon ñuy laaj mais xam naa ne di ngeen ci ñëw ci yeneen émission parce que maa ngi fàttali donc gars ñi avant ñuy continuer rek wax leen ne donc mercredi bii di ñëw donc ñi nga xamante ni ñoom ñooy commission bi dañu nekk Mbour FM à partir de 16h ba 17h. voilà monsieur le maire. donc par rapport toujours ak li nga xam ne mooy fiscalité locale xam nga wàllu l'impôt dafa nekk loo xamante ni population yi xaw ma je sais pas ce qui se passe entre ci diggante boobu mais dañ ci xaw a réticence surtout nag impôt kër. parce que ñu bëri soo leen laajee tey mais sama kër lu tax may fay jënd naa sama kër ba pare dëkk naa ci des choses comme ça donc lan moo tax may fay. may fay pour kër gi. jërëjëf jërëjëf xam nga. loolu yëpp ci rôle commission bi. xam nga commission bi yooyu ñuy jooyantu yëpp. ñun dañ leen war a expliquer lan la. d'accord te loolu benn balaa ñoo dem fenn ñoom war nañoo dem ci seen délégué de quartier parce que tey jii. amul benn délégué de quartier bu lay mën a ne xaw ma dara ci loolu au moins dina am lu ma xam bu demee ba càng aussi mu ne kon nañ dem seeti président commission bi. su ma ñëwee dinaa ko ci wax lu bari. su ma la xam ne mënuma ko aussi ma yóbbu leen impôt. bu ma demee foofu it am na bureau boo xam ne boo fa duggee ñu leeral parce que nit ki dëkk lu koy doxal mooy koom boo xam ne population bu ñëw budget bi ñuy defar du loo xam ne da ngay dem tibb ci kees budget lii ñoom ñuy fay ci kër yi li ñuy jëlee ci marché yi yii ñuy jëlee ci borom place yi ñuy jël place ci tali bi loolu yëpp la ñuy dajale mu nekk budget loolu ci la maire bi boo soxlaa par exemple tali ñu defal la tali boo soxlee lampe pour sécurité ñu defal la lampe bu dee sa ngay soxla ndox ñu indi ndox mi mu egsi bu dee da nga soxla téléphone ñu fexe mu egsi et cetera ak sécurité bi ci wàllu police ci wàllu poste de santé ci wàllu yu bari yoo xam ne
wàllu mairie la parce que da nga gis ñuy tabax poste de santé. yow laa seetoo xaalis bi fu mu jógee da nga defe ne rek da ngay dem Macky Sall jox la xaalis wala ñun dañu am kees boo xam ne da ngay ñëw rek jël tabax loolu dafa am fu mu jógee boo gisee ñuy def ab tali kooku xaalis la. boo dëkkee ci quartier ñu loti si benn quartier par exemple nga ne léegi nag man damaa bëgg ndox. ñu bëgg ñu gas ndox mi muy ñëw foofu kooku ay millions yu bëree bëri la. du ñu ñoo ko indi ñun dañuy fay SDE wala CNO fu mu toll nii wala fay Senelec mu indi loolu bokk la nag ak programme gouvernement donc li ñuy fay. lu war la ñu fay ko te incha allah. dina leen ko gën a leeral comme wax nga ko léegi ci émission yi. commission bi loolu mooy liggéey ku ci am loo xam ne daf laa jaaxal. ci impôt bi moom allah kulli àll dañ koy fay daanaa ko wax de mooy neex fay naqari fay il faut nga fay ko. soo ko fayee ba pare nag yow naam doonee def naa impôt bi da ngeen may kon da ngeen may defal li ma bëgg du noonu. mairie dafa am programme dafa am budget te dafa am ay conseils municipaux quartier boo dëkk. am na conseil municipal bu fa nekk day indi seen i mbëbët indi ca commission ba ca conseil municipal. ñu jàpp projet yi moom ngay gis jékki-jékki ñu xàtt ne tali bi fii lay jaar. ndox mi quartier bi chaque année am nañu tant de kilomètres yoo xam ne dañ ciy def ci ndox war nañu def lumière par exemple quartier boo xam ne amul lumière. parce que lumière mairie rek moo koy def état du ko def. d'accord état mun naa indi courant may la. mais lampe yi tàkk yaa ko fay def bu weer dee aussi yaay fay courant te kooku mairie moo koy fay te loolu fan la koy jële loolu yëpp ci impôt yooyu lay dugg ak taxe yooyu ak patente yooyu ak lépp loo xam ne vraiment dinañ ci ñëwaat mais ñu tey daal li ñu bëggoon a insister davantage mooy ku jaaxle commission bi taxaw na pour gindi la. d'accord soxlawul xeex soxlawul xuloo boo ñëwee rek incha allahu rabbi jaar ci sa délégué wax naa la léegi amul benn délégué boo xam ne ku ci nekk formé nañ la jox la carte. commissaire yi ku ci nekk yaa nga yor sa carte professionnelle ñoom ñëpp délégué quartier bu ñu ñëwee aussi jox nañ la sa carte délégué bi ñu leen formé ba pare ku nekk jox nañ la ko. ku ci nekk aussi am nga kayit goo xam ne da lay firndeel ne lan mooy commission de fiscalité locale fan nga war a fay sa impôt. boo fayul impôt aussi fan nga war a déclarer wu yooyu yëpp mu ngi ci biir donc vraiment commission bi pour leeral la pour waxtaan ak askan wi la pour dëkk bi mën a dem kanam parce que defaluñ ko mairie bi seen bopp lañ koy defal. d'accord parce que boo fayee parce que dëkk am na ñoo xam ne sax dañuy dëkk kayitu kër sax duñ ko wut. te kooku erreur la am na ñoo xam ne sax amul sax kayitu kër dem rek déclarer. war a ñëw indi sa acte d'attribution dem fay sa taxe communale duñ ko def dañuy toog noonu rek boo toogee nag ba ñu ne bon ku bëgg ndox indi sa kayitu kër ngay tëb fu ne nga def fa dugg parce que léegi affaire bi noonu la demee départ bi mooy il faut nga am kayitu kër soo amee sa kayitu kër ba pare ñëwal nga déclaré wu demal sa délégué de quartier moom di la wax fan la wala nga ñëw ci mairie bi soo ko mënul demal impôt bu ñu paree nag. léegi nag ñun lu ñuy am ci loolu ci la ñu mën a def suñu budget mën a defar leen ñoom lu ñu soxla wala boog ba fa ñu mën a yem suivant les projets prédéfinis donc loolu vraiment Diop. moom laa bëggoon a tontu ci question boobu. di wax ne commission bi vraiment nous sommes à leur disposition képp koo xam ne da ngaa jaaxle ci wàllu impôt wala da ngaa jaaxle ci wàllu commission de fiscalité boo ñëwee incha allah dinañ la wax. li ci war yëpp gindi la ci jox la information yi nga soxla ba benn problème du am parce que ñun loolu moo ñu tax a jóg parce que ñi ñëpp ay agents de l'État lañu ñëw fii pour jàppale ñu parce que impôt boo gisee fii Mbour ñu def fii bloc centre fiscal du yëfu caaxaan parce que amul benn dëkk daanaka bu département bu ko am Mbour moo ko am te loolu am yaakaar ci dëkk bi la dëkk boobu nag ñun waruñoo nangu ñuy jël ay impôt ak yu bari di ko yóbbu ci beneen dëkk mais ñun dañ ci war a profiter le maximum possible parce que li ñuy fay ñun tam dañ ciy am te ñoom looloo ñu fi tax a ñëw
et yàlla def na booy ñu ngi koy remercier au passage signé nañu benn protocole boo xam ne danañu accompagner jàppale ñu comme waa Trésor ni ñuy def parce que ñoom Trésor moom dama leen ne ci mairie ngeen bokk sax daanaka parce que ñooñu dencal suñu xaalis bu ñu soxlaa xaalis bi ñoo koy jëli donc ñooñu day mel ni ci mairie nañu bokk waaw donc vraiment mu nekk initiative bu ñu war a rafetlu commission bi lu war ñu rafetlu yàggul rek li ñuy def ni ñoom waa ministère des collectivités territoriales woo nañu séminaire Saly pour wax ñu ci affaire commission de ñun déjà vraiment Karo dañu kontaan parce que dañoo félicité experts yi jógee woon Dakar ñëw di former dañu ne remercier nañu waa Mbour parce que jël nañu en avance waaw parce que ñun non seulement yemuñu ci commission bi mais fexe nañ ba délégué de quartier yëpp ku ci nekk am idée ci lan mooy commission de fiscalité te lii ñuy def nii am na ñu bari ñoo xam ne eggaguñu foofu ñun damaa bëgg balaa gaa yi egsi fii ñun fekk na dem nañu ba dugg ci recensement yi ba xaalis bi gën a mën a takku ñu mën a gën a jàppale askan bi. Voilà, merci monsieur le maire. xam naa rek dañuy def un petit tour de table parce que le temps passe très vite on est à 17h08 donc juste rek revenir ci benn mbir wax ne donc yéen ñi déglu jàpp leen ne donc commission baa ngi noonu mooy commission yi nga xam ne ñoom ñoo yore lépp lu jëm ci wàllu fiscalité locale mais ni ko monsieur le maire waxee aussi leer na nee na donc da ngeen di soo leen jaaree ci seen i délégué de quartier rek donc di ngeen mën a am ay clarification par rapport ak situation bi peut-être que moom délégué de quartier bi mën na leen remonter ci kaw au niveau de la commune wala impôt et domaine ak yu mel noonu voilà kon sans plus tarder donc monsieur le maire dañuy joxaat rek ku nekk un tour de table par rapport ak li nga xamante ni mooy yan recommandation wala bokk lan la ñuy digtal population yi ci li nga xamante ni mi ngi jëm ci fiscalité locale un petit tour de table. jërëjëf Diop merci beaucoup waaw population bi dañuy bëgg dalal seen xel ñu xam ni commission bi li ko tax a jóg mooy liggéeyal population bi ñu jëm leen sensibiliser ba ku ne nga xam lan mooy sa wareef par rapport ak impôt nga xam lan mooy impôt xam yan façon impôt ñoo fi am ku ci ne sa situation bi nga ne maanaam borom kër nga wala da nga am terrain wala da nga yor boutique wala da nga am entreprise di liggéey ak et cetera ku ci ne nga xam lan mooy li la war mbirum impôt ban impôt moo la war te nan nga ko war a fayee ci yan waxtu nga ko war a dem déclarer nan nga koy déclarer soo paree foofu nan ngay def ba fay ko parce que loolu yëpp lu ñu ci jublu mooy comme monsieur le maire ni mu ko waxee dooleel commune bi may ko ay recette pour mu mun a réaliser ay projet am te projet commune bi ku ne xam na ni ci population bi la koy jëmale donc loolu daal moo mënoon nekk benn mot de sensibilisation population bi gën a dalal seen xel xam ni muy impôt di trésor waxatuma la mairie ñoom lañ fi nekkal donc dañ fi nekk pour ñu yee leen xamal leen vraiment lan moo nekk ci impôt te commission bi incha allah suñu yàlla suñu jàppale vraiment ñaan nañu gën a yaatal liggéey bi dem monsieur le maire wax na ko sànq dem bay def ay opération de recensement dugg ci gox yi fexe ba rencontrer population bi te aussi di leen ne service impôt mi ngi fii toujours ouvert képp ki nga xamante ni am na lu la jaaxal am na loo bëgg a laajte mën nga ñëw impôt et domaine bu Mbour xam naa ñëpp war nañ xam fi mu ne mi ngi jaakaarloo ak gare routière de Mbour soriwul dara ak gendarmerie bi soo ñëwee di nga fa fekk personnel ñi nga xamante ni dinañ la mën a teeru wax la li nga bëgg a xam yépp ñu orienté la incha allah dalal sa xel ku ci war a fay impôt mu xam ko ak ni mu ko war a fayee kañ la ko war a fay expliquer leen ba askan bi surtout jàpp ni vraiment njëriñ li ci moom lay dellu donc bu dee aussi daaneel kàddu day am ma daaneel sama kàddu aussi di remercier ñi ma bokkal plateau bi mun naa si dellu rapidement monsieur le maire en tant que président de la commission de fiscalité locale bu Mbour monsieur Mamadou Touré muy représenté fii le percepteur de Mbour monsieur le délégué Sarr mi nga xamante ni aussi en sa qualité de commissaire aussi représenté fii les délégués de quartier du nuyu population de Mbour di leen jottali aussi nuyoo sunu chef de centre muy Magay Mboy chef de bureau yi yëpp
vraiment di leen xamal ni service impôt et domaine taxaw na pour jàppale population Mbour leeral leen dalal seen xel ba lépp li nga xamante ni mun nañ ko liggéey ak mairie bi pour jëmale ko ci njariñu population bi ñu taxaw ci maa leen di nuyu di rafetlu jotaay bi di la gërëm Diop pour invitation bi merci. jërëjëf donc di la gërëm yow bu baax a baax Abdoulaye Babou ñu jox donc ñu jox monsieur Touré ok. jërëjëf merci monsieur Diop xam naa fi monsieur Tendeng daanelee rek foofu lay tàmbalee sama kàddu mooy di yeesalaat sunu nuyoo ak sunu remerciement jëmale ko ci commission fiscalité locale bu ma ko waxee nag mooy impôt ngi ci biir mairie commune baa ngi ci biir trésor a ngi ci biir ndax la ma waxoon rek ci njëlbeen mooy dafa mel ni commission bi moom ñun lañu ko defal trésor ndax gannaaw ñun la nguur gi jox ci sunu warteef ñu saytu li nga xam ne mooy koom bi am ci dëkk bi rawatina lempo yi ngir dugal ko ci keesu commune bi kon bu ñu taxawalee ab commission boo xam ni dañuy yombalal liggéey boobu kon wax dañuy jàpp ni ñun lañu ko defal te loolee itam sunu kilifa di monsieur Matar Diouf yëg na ko moom ak ay collaborateur am donc ñoo ngi leen di ci sant bu baax di jeexalee rek di wax ne ni ko sama naataango waxee léegi lempo jafewul te bu nu ko ragal dafa toll nag foo xam ni mbirum service yi ñuy wax les services techniques wala les services déconcentrés de l'État notamment le trésor et les impôts mu mel ni population yi dafa am bët bu ñu koy xoolee ay service la rek yoo xamante ni population yi lañu fa nekkal te lu tax ñu nekk fay tamit la ñu fay def jafewul ndax lii ñu wax nii nga xam ni dina am émission boo xam ni dinañ ci duggaat bu ñu ñëwoon ñu leen koy leeral wax leen fu ñu war a jaar dinañ xam ne liñ leen di laaj jafewut dinañ xam lu ñu leer la jafewut léegi nag yàlla dimbale nañu commission bi taxaw na am nañu dëkk ak ñoom muy les délégués de quartier ñoom dinañ ñu jàppale ci liggéey boobu nga xam ne lu bëri laata ñu doon ñëw si ñun sax bu ñu yemee ci ñoom rek lu bëri danañu ko xam donte nag mbirum impôt wax nañu ko lépp lu ñu jëm ci xaalis boo xamante ni warees na ko fay rek ci keesu buur lay dugg te trésor boobu ñuy dugalee xaalis bi mi ngi nekk ci fii route de Dakar jàkkaarloo stade Caroline Faye dend ak tribunal bi donc foofu la trésor nekk kon képp koo xamante ni rek am nga lu la jaaxal ci mbirum lépp ak lu munti doon rek nga war ko fay incha allah boo ñëwee di nga fa fekk ñoo xamante ni nii danañ la dalal leeral la lépp lu jëm ci loolu kon encore une fois ñoo ngi leen di sant bu baax di leen gërëm jërë ngeen jërëjëf. président Babou doon wax sànq par rapport ak suñu rôle ñun en tant que délégué. effectivement dem nañu séminaire Saly ñu fekk fa techniciens yi waa impôt domaine waa trésor ñu expliqué ñu vraiment mbirum impôt bi te bu ñu doon dem ku nekk si ñun tamit comme d'habitude da nga am njàqare impôt bi nan la demee mais yàlla xam na ne bu ñu ko expliqué da ngeen naan lii kat du dara. tout à fait Touré wax na ko léegi effectivement c'est la réalité. c'est émission yi war a ñëw si kanam. yeneen émission yi ñëw ñoom Tendeng ñoom monsieur Touré technicien dinañ ci revenir da nga xam ne nu ko déggee nii ak looy fay lii vraiment du dara te comme année par année nga koy def loolu vraiment yomb na trop. maintenant ñun commissaires yi président Babou wax na ko ñun commissaires yi ñun délégués yi parce que ginnaaw ñun 16 commissaires yi bu ñu demee formation après ñoo nañu def démultiplication pour les 42 délégués ñoom ñëpp am nañu léegi ay outils yoo xam ne dina leen permettre ñu mun a assister population yi mooy rôle bu mu doon wax sànq ci rôle délégué de quartier assistance c'est-à-dire que su amee blocage quelque part wala am koo xam ne dafa njàqare wala incompréhension entre commission bi ak kii bi ak population yi yow ñi nga xam ne waa population yi ñu ñëw sa kër comprendre lo soo ñëwee si délégué de quartier bi am na outils yoo xam ne dina la permettre am na sax calcul boo xam ne su la neexee mën na ko defal pour nga xam ne ñii luñ lay laaj li du dara donc encore une fois ñun loolu mooy suñu rôle rataxal diggante bi entre membre waa commission bi ak suñu waa quartier yi ci foofu laa xam ne li vraiment loolu laa bëggoon a tëjee di wax ne aussi lii émission rajo yi d'accord mais commission bi prévoir na dem ci dans les différents quartiers
waxtaan ak population yi pour que population bi approprié wu affaire paiement l'impôt yeeg yu mel noonu ci loolu ci laa fu ma commencé noonu laay encore terminé di remercier suñu président monsieur Babou di remercier monsieur Tendin de impôt et domaine di le remercier monsieur Touré bu jóge Trésor di remercier également suñuy kilifa yoo xam ni délégué de quartier commissaire yi suñu président El Hadj Malick Diouf en tête ak suñuy secrétaire général Mala Camara ñu ma jox autorisation pour ma ñëw représenter leen ci émission bi tey. monsieur Pipa yow tamit ñu ngi lay jaajëfal ñu ngi lay sant di la gërëm ci lu ñu recevoir ci sa station bi jërëjëf. Voilà, merci beaucoup monsieur le maire. waaw jërëjëf Pipa damay ñëwaat rek di leen indi remerciement monsieur le maire bu ngeen delloo waa Trésor monsieur Diouf ak monsieur Boy yow délégué le président des délégués di leen wax ne vraiment di leen gërëm di leen sant ndax commission bi ñu ko commencé ba léegi vraiment lépp lu ngeen doon def bàyyi ngeen ko pour ñëw jàpp ci liggéey bi et vraiment c'est l'occasion de faire des félicitations aux délégués de quartier parce que vraiment ni ñu ci engagé woo man sax daf ma xaw a jaaxal parce que boo toogee sax defuloo sax ay rencontre ñu woo la ne la mais gëj nañoo dégg dara ci affaire bi ça veut dire que qu'ils sont engagés pour vraiment jàppale commune bi parce que seen njëriñ la c'est vrai te vraiment di delluwaat encore di leen gërëm ci turu monsieur le maire nga xam ne mi ngi leen di sant di leen gërëm defe naa loolu dina ko defaat ci yeneen plateau parce que moom ak Boy wala ak Diouf dinañ déggante assez souvent vraiment di remercier Diop Pipa ci occasion bi ngeen ñu may tey jii ñu ñëw waxtaan ci affaire commission de fiscalité di fàttali nag commission de fiscalité du ñu fay ku xaalis loolu aussi c'est important mairie du fay ku xaalis nga amul benn kenn kuy ñëw ne la jox ma xaalis ñun Trésor mooy suñu banque kuy fay Trésor ngay dem fay ñoom nag mun nañu am agent ca mairie ba bu encaissé dem verser leen waaw commission bi li ñuy def mooy sensibilisation naka la ñuy sensibiliser pour que nit ki xam ne am na lu ko waat ci dëkkam mu def ci ñaari dërëmam bu boobaa bu subaa dinañ ko mën a defal ci yenn ay bëgg-bëggam maanaam ci wàllu courant ci wàllu ndox wàllu sécurité wàllu santé yu bari yoo xam ne maire bi dina ko bëgg a def mais peut-être du am moyen bu ci ku nekk dugalee ñaari dërëmam je crois que dinañ mën a am lu ñu bëgg donc pour finir vraiment ñu ngi remercier ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne commission bi commission askan bi la képp koo xam ne soxla nga boo ñëwee mairie di nga ci am lu la doy boo demee trésor di nga ci am information boo seetee délégué yi di nga am information boo demee impôt di nga am defal donc dinañ ñëwaat ci yeneen discussion ci yeneen débat et dinañ ñëwaat ci quartier bu ko mbas mi mayee aussi et di ñaan ñëpp ñu respecter les gestes barrières bàyyi ci xel ne xam ne feebar mi ngi ci dëkk bi ñu góorgóorlu ba ku ci nekk rek nga jël say matukaay ba lii mën fee jógee dëkk bi mën a jëm kanam. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. Voilà, merci beaucoup. Donc mu doon rek commission bi nga xamante ni sur la fiscalité locale fii ci diwaanu Mbour donc dégg ngeen leeral yi nga xamante ni jot nañ ko def jëmale ko ci li nga xamante ni mi ngi jëm ci wàllu fiscalité locale muy maanaam l'impôt ñu gën ko xam ci noonu donc di leen xamal ne nag donc tey émission bi fii la woon ñu doon waxtaan ci présenter leen ñi nga xamante ni ñoom ñoo ëmb commission boobu mais jàpp leen ne rek donc semaine bii di ñëw muy maanaam mercredi 27 janvier ñoom nag ñu nga jëm Mbour FM donc 96.5 donc mercredi 3 février toujours Mbour FM lay doon ensuite mercredi 10 février Lux FM ensuite Rendo FM ce sera pour le mercredi 17 février jàppale na nag thèmes yi du doon benn yéen nag ñi nga xam ne yéen ngi déglu xam ngeen commission bi ci yeneen émission yi aussi mën ngeen a woote mën a joxe seen i préoccupation maanaam li nga xamante ni moo leen jaaxal
wala bokk loo xamante ni bëgg ngeen koo leeral mën ngeen a woote directement ci émission yi comme ça ñoom aussi dañ leen ko mën a leeral donc muy loo xamante ni ngir rek maanaam dëkk bi naat ngir maanaam it lépp di tax maanaam ci diggante population yi institution yi ak maanaam daal ñu xamit seen xaalis bi nga xamante ni yéen ngi koy dugal ci impôt fan lay dugg loolu aussi day am solo moo waral rek commission bi jóg ngir maanaam mën a leeral kon di leen gërëm di leen sant di leen jox rendez-vous donc beneen yoon ci beneen émission dina ñaanal ba ci gub jàmm jërë ngeen jëf. Musu jaajiri na